ci laay ñëw parce que moyen du sax moyen financier très souvent. pour ñu ne dépistage massif dafa mën a am d'abord il faut que ñu xam ne bu dee kon nañ ko jël pour tous les Sénégalais. doomu réew mi yëpp. képp koo xam ne war nañ la seet si. dañ la war a mën a faj tout de suite. parce que mooy lan mooy fekkente ne def xool nañ la léegi dans les minutes qui suivent war nañ la mën a faj. parce que buñ la bàyyee nga dem. amuñu nit ñoo xam ne mën nañoo wër Sénégal def ko en 24 heures. parce que waruñu ko jël dans la durée. donc il faut nga am test boo xam ne ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide. mooy fii ak fukki minutes wala fanweeri minutes yow fi nga toog. bu fekkee am nga jàngoro bi dinañ la faj wala ñu am nu ñu def ak yow ba nga xam ne doo mën a en tout cas dañ la mën a gérer. bu loolu weesoo il faut ñu am garab boo xam ne leer nañ ne bu ñu ko joxee nit ki dina rey virus bi. troisièmement mooy boo xoolee nit ki ci suba awa. te test yooyu mooy amaguñ ci homologué yu ci bëri sont des tests immunosérologique. c'est sérologique mooy ci anticorps yi lay basé wu mais sur le plan antigénique mooy ci virus bi. amaguñ ci homologué. donc loolu dafay poser problème bu njëkk bi mooy boo jëlee Sénégal yëpp nga testé leen tey. déjà mënut a du mën a nekk. bu ñu génnee ci ngoon si dem fekk nekkuñu en phase de confinement nit ki mën nga ko testé si suba si mu génn dem doxi soxlaam ci ngoon si. ñëw indaale ak virus bi te xamu ko. donc tu es obligé de reprendre également tous les tests continuellement. te képp ku positif. tey bu ñu ñëwee ñaanu ma ko yàlla mën nañu ne Sénégal 16 millions la. ñu xool lu bëri positif. est-ce que système ñun am nañu jumtukaay yu ñu leen mën a gérer. wala suivre leen. te bu boobu te mënoo am droit faj xool nit ki mu am lu ko am doomu jàngoro te defoo lu ci war. moo tax li ñuy préconiser mooy loo xam ne leer nañu àttan nañ ko mooy. Le dépistage massif circonscrit par rapport au cas index cela veut dire quoi mooy bu weesoo ñi nga xam ne gis nañu ne ñoom suivre nañ leen mooy cas contact laale nañ ak doomu jàngoro bi. mën nañ dem un dépistage agressif. mooy au-delà des cas ñi nga xam ne laal na leen gox bi ñu jël wala muy quartier bu lu mun jël. wala ay kër yu ko yu wër cas boobu. surtout les cas communautaires yi nga xam ne mënuñu leen tracer. ñooñu mën nañu jël élargir rayon de test bi. mooy au lieu ñu ne ok kat laale na ak man. ci teemat jàpp am naa ko déedéet dañ ne awalaal nag man am dinañ ko testé mais Pape Cheikh bi ñu koy testé moom nekk fi parce que nekku foon mais dañuy testé ñëpp parce que mën naa man nekkul ne Pape Cheikh moom ko wàlla te xawma ko mais buñ nee moom yow laa mais duñu xool yi lan fan laa ko jëlee moo tax foofu la dépistage massif yi am solo te tous les cas bu baax dañ leen mën a gérer suivre leen ba def li ñu ci war a def defe naa loolu moo gën parce que sinon li ñu ci mën a am mooy buñ nee dañuy def fépp dinañ dem ba attanuñ ko te buñ ko attanul lépp looy commencé da nga koy mën a eggali loolu mooy loo nga xam ne en général pour les pays africains non seulement attanuñu sur le plan logistique mais surtout le plus important je l'ai dit test la boo xam ne pour ñu am ko bu confirmer que kii am na ko tout de suite homologué efficace à 100% comme les tests de laboratoire parce que foofu dama koy préciser test bi nga xam ne moom nga utiliser mooy test boo xam ne la li ma am ci laboratoire bi man moom la mën a jox te loolu jotaguñ si professeur lu jëm ci askan wi ñoom bu ñu déggee ne wàllante bi gaaw na dañuy tiit wàllante bi ndax mën nañoo dellu siwaat dëgg-dëgg wàllante bi fan lay jaaree ndax bërki démb wax nañ ne commerçant yi ñoom ñoo ci gën a bari ci cas communautaire yi waaw te am na ñu commencé wax ne weccante xaalis bi ku nekk ngi naan Modou Diop ma nekk ca ba delloo woon na ma xaalis ba téye naa ko ci mbedd bi donc loolu ay jafe-jafe la ndax mën nga dellu siwaat ci façon bu ñu koy wàllante bi moom lañ koy waxee boo dafa am ñaari wàllante bu njëkk bi mooy boo xoolee ñu naan leen distanciation sociale distance réglementaire bu fekkee man te jàkkaarloo na Pape Cheikh li tax c'est important ñu naan distance réglementaire 1 mètre bi mais nañu jàpp ne distance réglementaire 1 mètre bi bu fekkente ne en réalité dans benn espace bu confiné la foofu même 1 mètre bi day xaw a doy waar 1 mètre bi mooy fekkee ne fu aéré la ci mbedd mais bu ñu nekkee ci confiné foo xam ne ngelaw doxul dara doxul même 1 mètre bi dafay même 1 mètre 50 dafay tuuti moo tax foofu ñu naan porte parce que lu tax muy tuuti ñun ñëpp li gën a yomb man dañuy seetaan film boo xam ne da nga am film bu am neige su ma dend ak Pape Cheikh nii wala ma dend ak yow su ma waxee da ngay gis ne sama gémmañ day saxaar buy génn mooy am na luy génn say gémmañ ay gouttelettes ay pepp ndox yu ñu dul gis wala ngay sëqat wala ngay tissooli mu génn loolu moom mooy lier virus bi mooy transmission aérienne la
par voie respiratoire. donc bu fekkee ne Pape Cheikh boo xoolee ci film yi dina dem ba 1 mètre saxaar si ni muy génne du saxaar ndox mi ci yow la seddaay bi di congelé xaw a congelé mu nekk benn lu benn moo tax mu mën a feeñ sax ndax seddaay bi mais sinon doo ko gis donc bu fekkee ne nekk nga ci rayon boobu man su ma ko dendee dama immédiatement Pape Cheikh da koy jël te comme am nañ nangu nañ ne amagul koo xam ne am na immunité boo xam ne du ko amaat mais koo xam ne amul prouvé ñu scientifiquement que amul am immunité donc kooku dina ko jël mooy bu direct bi transmission directe bi mën na jaare say bët mën na jaare sa bakken mën na jaare sa gémmiñ dugg sa put dem ci dënn bi foofu lay defee boobu mooy bi gën a gaaw bi beneen bi mooy moo tax ñu naan la sol masque bi te dinañ ñëw pourquoi li tax ñëpp war a sol masque ak ban masque leen beneen bi mooy nuyonte bi li tax mu am solo tey su ma tisoolee si sama loxo wala ma sëxat def nii sama loxo parce que ñun man mii di wax ak yow ñu bëri loolu lañu tàmm ma tëx tisoolee fii wala ma laal sama gémmiñ wala ci lu mel doon ci lu laal loolu man loolu dama koy def ci sama loxo def naa ko sama loxo lépp lu ma laal muy sama caabi muy sama portable mooy lu ma mën a laal mooy teg ko fenn fi bu fekkente ne keneen ñëw na laal ko def ci loxoom bu jëlee loxoom teg ko ci xar kanamam rek virus bi da koy dugg virus bi diggante bakkan ak gémmiñ je dois rappeler également boobu mooy li ñuy gëm ne comme virus bi li mu waneegul dafa bari te parce que au départ c'était une zoonose mooy maladie boo xam ne la jàngoro boo xam ne mala moo koy joxe mu dem ba ci biir mu nekk anthropozoonose mooy mala moo ko jox nit ban yoon la ko jaare du yomb ñu xam ko di ma xamuñu ba léegi exactement ban mala la mais dem na ba nga xam ne ni rek nit la donc bu fekkente ne man tey jëf naa ko sama loxo ma nuyu la wala nga laal foo xam ne laal naa fa yow dañ koy jël maniporté da nga koy jël sa loxo dugal ko sa biir gémmiñ wala sa bakken wala lu jël sa bët mu dugg la ce qu'on appelle la transmission aérienne mais indirecte moo tax c'est vrai que ci Covid bi il faut ñu xam ko mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër docteur et c'est pourquoi c'est important ñu leen di gën a bàyyi xel gis naa ñu bëri ñu ngi jox maye max dinaa ñëw ci yenn yi mais ñu sóoraale que kër docteur tey lépp lu ñuy def ci wàllu protection muy matériel muy équipement nañ leen ci sóoraale ñoo ko gën soxla parce que tey amatul kii ci dëkk ci structure bi c'est uniquement pour le Covid du moment où cas communautaire la nee naa képp kuy dox mën naa am ci jàngoro bi une fois ko feebar mën naa am feebar boo xam ne laqatu na si biir ba nëbb Covid bi ñu foofu loolu gën a fës donc ñu leen di sóoraale ci matériel bi ak lépp donc bu loolu weesoo également moom moo kii jaay ki kooku il est exposé ñooñu dañoo exposé parce que damay gis nit ñi naan commerçant yi virus bi demul fenn ñun ñoo ko fa yóbbu donc ñun ñoo ko yóbbul commerçant bi te man kenn nettalu ma gis naa sama bët dem naa fu ñuy jaayee fruit mu den ak ay kuy jaay légume mais ñenn ñi dañoo war a bàyyi ñiy jaay ñuy laal fruit ñuy jaay légume laal légume parce que da ngay gis ku ci nekk ñëw di laal pour xool ndax da nga ko fay bàyyi dëgg la da nga ko fay bàyyi donc transmission yooyu moo am moo tax léegi comme yooyu moo am principalement loolu la ñu xam parce que loolu la ñu yaakaar essentiellement loolu la et ce qui fait que tey tout le monde est susceptible de faire le coronavirus absolument parce que masque yi je sais pas damay bàyyi foofu nga laajat wala la mais li tax masque yi am solo masque bi dafa bokk ci mesure barrières yi mais il faut que ñu xam ne benn la ci yeneen yi du loo xam ne ñëw na ñu ne yeneen yi amatul solo dafa mel ni sax Sénégal léegi masque yi la nit ñi di gën a wax fàtte nañu raxas loxo yi moo tax c'est extrêmement important ñu koy rappeler parce que aussi nit ñi parfois dañ dul xam il faut ñu leen di fàttali parce que bu ñu xëyee ne leen léegi port de masque obligatoire pourquoi port de masque obligatoire tey parce que comme mi ngi ci communauté bi te ku ci nekk mën nga ko wàll sa morom pour ñu mën a am barrière parce que tey man su ma solee masque awa te boo xoolee tey masque yi dafa bëri façon am na masque chirurgical comme bi nga sol am na masque FFP yi ma sol moo nga xam ne am na 1 2 3 am na aujourd'hui ñëpp mënuñu am loolu parce que loolu c'est plus souvent kër docteur yay doon ak malade yi nga xam ne ñoom la ñuy hospitaliser pour loolu bu dee chirurgical bi la parce que chirurgical bi day tax ki feebar du mën a génne jëfi mu génn du wàlle da koy téye kii mën na la aar comme mën nga aar keneen ki parce que chirurgical bi kii opéré moo tax ñu ne chirurgical c'est ñoo koy formé pour bañ a génne li nekk ci gémmiñam ci keneen ki maintenant comme ñëpp mënuñoo la loolu ñu ne nañ ñëpp port masque obligatoire li am solo ma ciy préciser
gis nga bu ñu nekkee fenn gis nga masque bi protection absolue amul surtout tey masque yi ñuy jël mooy masque en tissu yi. waaw kay léegi ci masque en tissu xam nga bu nekkee chirurgical bi xam nga njariñam bu nekkee FFP2 bi xam nga njariñam mais dafa am lu ci dolleeku maanaam Sénégal dañu commencé di ñawal suñu bopp suñuy masque yooyu ndax baax na am baaxut. mais moi je l'encourage dama koy encouragé parce que lii mënatuñ ko am importé léegi ku ci nekk sa dëkk nga koy bëgg a gérer donc il faut que nit ñi sol dara am lu ñu sol aujourd'hui même ku nit ki amuloon masque dañ ko naan defal mouchoir sa gémmiñ mais masque yi am na solo mais masque yi du protéger comme il le faut mais pour mu am efficace il faut que ñu xam ne masque bi du ñàkk am lu génn comme du ñàkk am lu dugg mais lu muy am mooy dafay ralentir vitesse bi wala ak distance bi c'est-à-dire que su ma solee masque normal masque tissu nii am na solo parce que fi mu waroon demee 1 mètre bi mais da koy kase ci côté bi rek lay am parce que day wàññi possibilité de transmission bi maintenant bu fekkee man sol naa ko te moom solu ko dafay nekk un problème entier pourquoi parce que man maa ngi aar sama bopp di aar lu mu génne mais bu fekkee ne Pape aarul boppam dafay mel ni tey barrière bi romp nañ ko donc day efficace masque en tissu yi bu fekkee te ñëpp dafa doon ñëpp c'est pourquoi masque bi ak lavage des mains bi c'est extrêmement important avant le port de masque et après le port de masque parce que même masque yi am na nu ñu koy summi am na ñu koy solee gis naa ko def ko léegi ñu xam également que bu loolu weesoo il y a des éléments extrêmement importants yoo xam ne moo tax nga gis probable lañu gis tey bu weesoo distanciation sociale bi bu weesoo autoconfinement bi mooy toog sa kër boo demul feneen parce que amul barrière boo mën a teg mu wax la à l'absolu boo demee doo koy daale bu ci weesu mooy boo xam ne dañ la fu la amee lu la metti wala lu la jaaxal nga woote kër docteur bala ngaa dem pourquoi bala ngaa dem parce que tey li ñuy bañ mooy nga wàll ki nga fa fekk wala ñi ngay romb ci mbedd bi ñi ngay tasanteel ak kilo yóbbu. mais tamit professeur yaakaar nga ne bu ñu demee ba ci kanam bu cas yi gënee bari nit bu wootee 15 wala yeneen numéro yi dinañ ko fekk si defal ko analyse. et c'est pourquoi pour les pays africains on a dit Afrique attanul ko Covid-19. attanu ko de àll bu ñu àgg fu sori. moo tax il faut que ku ci nekk def li nga war a def. autorité yi def li ñu war a def population bi def li ñu war a def ku ci nekk li la war nga def ko par rapport à ça parce que bu ñu demee ba egg benn nombre bi man gëwuma ne mën nañ la jël benn en charge te bu boobaa dina jaxasoo et c'est pourquoi ces moments encore une fois appui bu mën a am ci institutionnel bu autorité yi muy hôpitaux yi muy nit ñi ñu def ko parce que c'est important nit ñi aussi ñun aussi lépp lu ñu war a mën a dox ñu dox ko pour aar parce que combat la boo xam ne y a que l'union moo ko mën a gagner bu ñu nekkee ensemble ñoo ko mën a gagner bu ñu ko deful loolu duñ ko mën a gagner waaw c'est ce que disait Awa Mbaye tout le temps ak Fatou Kiné combat bi combat wu ñëpp la ñu dem ci beneen studio bi fekk fa ñoom